xoolal ñoom ñu ngi départ ñu ngi di def. Malick da di sama xarit ñu yàgg ba ñu nekk xale di ànd mu nekk aussi waaju baax koo xam ne ku ma respecté la dama koy wax mook jëkkëru Binta di Sayer dama leen a respecté ñooñu parce que ay borom yi jom lañ dañoo nekkee xale ba tey dëkk sampaate ay borom yi jom lañ dooru waar rek lañ mës a xamee waaw donc nag ba jabaram ñëwee nekk ci mbir yi mu bàyyi ko muy ñëw xoolu ndax guddi na xoolu ndax bëccëg na saa yi ma ko woowee mu ne ma yow Bachir bu ma mu ngi nii sax may wax ne ma Bachir yow bu ma sax laaj joojo sa jabar la bu fa nekkoon ba fajar man tant que mi ngi nekk ci yow man awma lu ma ciy wax waaw donc moom muy nit ku baax di sama xarit Malick di ko am jom waaw donc moo tax nag waaw moo tax bi joojo xewlee ma ne ko force ñu yoon bi xat-xat dañ fi jaar bit fee ñëw ndokkeel su ko ci bés bi ndokkeel sam waaji Malick vraiment di santaat bu baax mais di sant Malick sa kanam vraiment parce que tey jii li muy def yombul waaw ndax xale bu ndax sa soxna ab bu génnee nga bàyyi ko ci ba yenn heure yi mu nekk ci ay politique vraiment boo ko nangoo rek c'est parce que ki nga ko nangul sa nit la c'est parce que ki nga ko nangul koo jox cër la waaw moom nag Malick comme ni ma ko waxee rek dañoo yàgg waaw man nag moom enfance lu ne def nañ ko waaw ay yére sax joxante nañ ko sol ko ak daal waaw kon loolu du tey waaw loolu yàgg na donc may profité di ko santaat bu baax Malick di ko remercier vraiment di loolu laa ci bëggoon doole vraiment di leen jërëjëf yéen ñëpp jërë ngeen jëf merci jërëjëf. parce que vraiment yàlla rek moo mën lii kii bi ñuy ji ànd ay 81 di jàngi école booba xalaatuñu woon sax lii mais Bachir man bon man Bachir ba koy dégg ci yéen nii fierté la ci man parce que wax dëgg yàlla saglata ensuite ci man nee naa Bachir ku sañoon mu nekk sa doom wala nekk sa nijaay wala nekk sa papa parce que kii nii laa ko xamee depuis booy dara du woon dara ñu ànd di dem Bachir Abibatu bi première femme ñun ñoo ko dox ngorowoo ko takk ko moom mii premier voyage am Mbour 1 ñooy ànd guddeeg bëccëg 2 heures du matin la may déposé sama kër ñoo ànd dooso guddeeg bëccëg xëy na dem nañ nag léegi bon xam nga nekk ay mag jot amatul mais Bachir wax dëgg yàlla li ñu boole du lii
qui jaillissent de lumière. Président El Bachir tey lii musuma koo gis ba may ànd ak moom ba léegi yàgg na waaye lii musuma koo gis te nag gan bu ñëwee nga teeroo ko noo mus ta teeroo gan buy dem dana la terale nu mës ta terale kenn dama bëgg ngeen xam ni seen président bii ngeen ñëw xool leen ca ginnaaw la mu gaare xool leen ca ginnaaw yéen ñëpp la mu gaare lee bootuwul ci ginnaaw kenn du nit ku xaj ci ginnaaw kenn du liir bu nuy boot kii du nit koo xam si ni on pourra lui reprocher de malversation parce qu'il n'a jamais géré de deniers publics waa ji toog kenn du ni ko wuub sàcce yi ci àddina waa ji toog politique ndax poosam waaye daa jël poosam di dimbali nit ñi le mouvement Audit appelle à l'union et au développement idyllique de Thiès. Président, lorsque vous avez appelé, Thiès a répondu. Dama ni, hey, si vous ne connaissez pas El Bachir, demandez-le-moi. Il est beau, il est gentil, il donne de l'argent. Wow! Hey! Hey! Géwal Mbaye président daf leen a jox cër bu mag parce que seen maam yeeg maamam ya la woon te Kumba Gawloon nee na daawuñu yor xeej daawuñu yor fetal te mooy jiitu waaye xam naa ni meeting ngeen na mu ta dina leen may moment ngeen meeting waaye tey on va faire des choses très sérieuses parce que ñun à Audit on promeut ce que l'on appelle le pragmatisme ñëw def li ñuy def jóge fa ku nekk vous avez votre libre appréciation président Khady Ndaw maa ngi lay gis maa ngi lay siyaare waaye président tey sa présidente macha allah dafa la accueillir boo xam ni ñun ñëpp kontaan nañu ci. di leen wax ni votre président est aujourd'hui venu avec sa forte délégation accompagné par son frère Moustapha par Adkhana par Pape Sall ak ñeneen ñi nga xam si ñoom ay amazonam Ndeye Gueye ak ñi nga xam ni ñooy notable quartier bi macha allah yéen ñëpp ngeen ñëw gunge seen présidente. di leen wax ni nag tey bu ngeen fi jugee di ngeen am ku ngeen waxtaanee. tey bu ngeen fa jugee di ngeen xam ni ki leen seet si kenn mësu leen a seet si ku mel ni moom tàccul leen ma sama président ñu commencé programme bi waaw présidente madame Diop baal leen ma rek ñëpp xam nañ ni président El Bachir ay jigéen yu am joie de vivre la àndal ay jigéen ñu dégg daaj la ñu àndal te bu ngeen ko toppee fi la ñuy fanaan di leen wax ni lii maa leen koy ñaan dafa am lu ma déy dafa am lu ma président déy président El Bachir dafa am lu ma wax nee na dafa am lu bëri lu muy liggéey waaye yéen xaj ngeen ci temps parce que da leen ciy xajal nee na ngeen may ko rek ñu dawal liggéey bi organiser ko incha allahu rabbi après vous aurez le temps de vous divertir macha allah. présidente madame Diop liste la ma jox nee na ma am na ñu mu tànn pour ñu ñëw wax que ca jiitu yaakaar naa ni soxna Khady Thiandoum la tudd soxna Khady Thiandoum yow la nii may loxo nga ñëw fii ubbil sa présidente jotaay bi di leen wax ni c'est du jamais vu. di nuyu képp ku fi teew di wax mouvement Audit bismillah di wax El Bachir dalal ak jàmm di wax waa avec bi nag dañoo engagé te dañu ñu engagé mooy dañoo gis lu ñu dal suñu xel moo tax ñuy wax loolu doo nga waral suñu teewaayu tey di wax waa Cité Lamy jërëjëf di wax madame Diop jërëjëf yow tamit mat na 2 minutes ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant madame Diop di sant El Bachir président di ko wax dalal ak jàmm ci Cité Lamy di ko wax Cité Lamy nag yaatu na macha allah waaye ñu ngi sa ginnaaw di la wax dalal ak jàmm di la wax waa avec bi mbootaay yëpp ngi nii taxaw macha allah di leen wax nag yéen ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen macha allah. macha allah soxna Khady Thiandoum dafa respecté protocole wax na 30 secondes ni 10 ni ma 2 minutes yi mat na ma ne ko matagul continuer waaw góor soxna Khady bu ñëpp meleen yow léegi jotaay bu neex
parce que li ñu fi indi yaakaar naa moo gën a am solo yu baree bari di wax ni bu soxna Khady Thiandoum ñëwee ak moom li mu gis ni moom la président El Bachir woote muy pragmatisme buñ ko doon firi ci wolof mooy di wax tuuti tey jëf lu bare loolooy mbir mi gars yi dañuy wax rek waaye borom jëf jaa ngi nii sama ginnaaw ñi ma ko xool il est très élégant ce soir président El Bachir di leen wax ni moom bu paree maire Ñaañi mooy ñëw moom la ma présidente jox directive. ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla guddal sa fan parce que yow bu sa fan guddee rek jigéen dootul jaaxle parce que macha allah ki nga ñu booleel muy madame Diop mais ñaanul de soxorul madame Diop ni ma ko xamee woon keroog ba ma recevoir ba nëga ni laa gisee madame Diop te madame Diop damay woo du ma jot téléphone ne ma mère Ñaaña foo nekk ma ne ko damay nelaw wala damay liggéey mu may rappelé te tayiwul madame Guèye yal na ko yàlla defal jàmm soxorul iñaanul yal na ko yàlla defal jàmm ñuy ñaanal nag ñu avec yi nga xamante ni si nii ñoo fi teew ñun ñu ngi bokk ci avec bu Ramadan yàlla dogal nag naxe bi yàggoon lool naxe bi daa yàggoon lool bu ñuy tëkkale ñaar nag am na ku mën bu ñuy tëkkale ñaar am na ku mën El Bachir mii dama ni man ba may politique sama yaay moo daan politique jamonoy Papa Ndaw di jàpp sama loxo may ànd ak moom muy jàppale maire Assou Ndaw ba nga ni li ma gis El Bachir def ko musuma gis kenn def ko ci mim réew mu ngi ni musuma gis kenn def ko ci mim réew woo jigéen ñi kërti jigéen ñi fi dajaloo ñëpp fajar la ñuy yeewu 5 heures du matin 4 heures du matin takk seen digg di daan seen doole nga fekk leen fa dooleel leen na leen damay jëndi sama poos jox leen ngeen boole li ngeen yor président El Bachir jërëjëf kontaan nañu bég nañu luñ la teeroo tey fii rek tuuti na ci ñun yow teral buñ la teral rek tuuti na ci ñun bu ñu sañoon dañuy lay gàttandu ba ci sa buntu kër lépp di nit war na yow yëg nañu la parce que ku ñu yëg la macha allah kontaan nañu jërëjëf. kontaan nañ comme ni mu ko waxee waaye kontaan nañ après suñu paree dafa am ñoo xam ni je les aperçois de loin mooy ñële toog fële. ñi ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di sant ñëpp di baal àq ñëpp di baalu àq ñëpp di rafetlu teewaayu di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ni nag mooy borom këru madame Diop muy Xaadim ñu ngi toog ne la ci kaw di ko beral nuyoo di ko sant di ko gërëm di nuyoo aussi suñu kilifa gi toog muy El Hadji Pape Thiam mi nga xam ne suñu papa la suñu nijaay la moom aussi bàyyi yitteem yëpp pour bés bi nga xam ni bés bu màgg la di nuyu waa Cité Lamine yëpp je crois que Cité Lamine fii ñu bëri xàmmee nañ ma fi suñ ma xamul aussi dégg nañ sama tur ñi nga xam ni xamuñu ma dinaa def benn présentation bu ndaw rek man Tidiane Bala tudd dëkk ci koñ bi doon jàngale fii ci école Modou Kane ba cette année laa dem CM Djibril Diaw lu tax may attirer attention nit ñi ci loolu c'est pour rek wax un peu président El Bachir ñi mu amal affaire muy madame Diop ak borom këram c'est-à-dire lii muy def nii moom daf leen cee fekk parce que ñoom dañoo dimbali jigéen ñi dimbali waa koñ bi balaa moom muy ñëw kon su ñëwee daf leen di jàppale parce que li may wax lu ma leer la ci école bi fu suñu bët mësee xonk moom ak borom këram la ñuy gis ñoom ñooy jënd machine ñoom ñooy jënd imprimante ñoom ñooy dimbali xale yi ci seen kerbes fu ñu leen yee guddi buy bëccëg ñu ñëw kon El Bachir su ñëwee jàppanteeg madame Diop je crois que daf ko fekk ci yoon bi donc loolu am na solo te ku jàppale xale jàppale école mel na ne jàppale nga doomu aadama yëpp li may wax nii nag du lu may làmbatu lu ma leer la fu ñu musee amee problème man ak suma doyen ñooy dox ñëw ci ñoom man déplacé wu naa fii ba tàyyi dem ba Dakar ci kaddu madame Diop dem jëli fa ay machines yoo xam ni borom këram moo ko génne ci poche am jënd ko pour l'école
donc loolu lu am solo la parce que nit ñi aussi il faut que ñuy témoigner yu baax yooyu nit ñi di def ñoom sax bëgguñu ñu koy wax mais il faut ñu wax ko pour wax leen ne rek mbooloo mi yéen ñii toog yéen waa Cité Lamy je crois que am ngeen njiit te damay lancer un appel ngeen jàppale madame Diop bu baax topp ci ginnaawam parce que je crois que yéen a ma ko gën a xam du ku tiit du ku fuxale du vraiment ku ëppal lépp lu mu am da koy partager ak nit ñi te loolu defe naa ni yéen ñi ñëpp mën ngeen ko seede ma wax leen ne ma bëgg ngeen jàppale ko bu baax te su ngeen ko jàppalee aussi seen bopp ngeen jàppale su ngeen ko jàppalee président El Bachir ngeen jàppale parce que dañoo toll ci moment boo xam ne léegi pour que nga mën a dimbali sa bopp foog ngay dem ci instance de décision yi te je crois que El Bachir ci yoon boobu la nekk mooy lan mairie bi la bëgg a jël te mairie boobu nag yéen bu ngeen ci jàppee dina yomb en tout cas man maa ngi seen wet maa ngi seen ginnaaw maa ngi seen kanam pare pour jàppale vraiment madame Diop jàppale ko bu baax fu mu tourné nit dina ma gis ñu ànd ak moom jàppale El Bachir ñaan yàlla nag nit nag sabab lu la rek ak ñaan di ñaan yàlla nag li nga xam ni moom la président El Bachir di yóotu vraiment yàlla jox ñu ko ci jox bu set wecc te sell ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp kàddu yi mënoon nëpp loolu mais comme dafa xaw a guddi vraiment ñi ngi jéggalu lépp lu ci dëng ñi ngi koy jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullah ah dama ko woo mu hésité waaye lii ñàkkoon naa ba maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku si nekk su ma mënoon dem ba ci yow jox la loxo damay def loolu ma dem ba ci ku nekk jox ko loxoom su ma mënoon tudd turu ku nekk damay dem ba ci ku nekk ma tudd turam waaye comme mënuma ko tamit maa ngi yëkkati sama loxo di leen nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal si teewaay bi. Le président El Bachir ñu ngi lay wax ahlan wa zahlan dikk nga ci sa dëkk muy Thiès dikk nga ci sa koñ muy Cité Lamy maa ngi nuyu encore une fois grand yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo fi toog grand Pape Thiam maa ngi lay seen ci mbooloo mi ak mag ñi fi teew ñëpp wax dëgg yàlla macha allah xam naa nag xàmmee ma ci koñ bi moom yomb na waaye fekk ma yore micro di wax nag moom jafe na trop ci koñ bi wax dëgg yàlla mais xëy na tey nag particularité bi moom moo ko def président El Bachir dinañ la sant bu baax dinañ la gërëm danga may tuuti rek xam naa day doon ginnaaw bu ma sante waa Cité Lamy bu baax a baax gërëm leen bu baax a baax xam nga ñun lu ñu mënti doon en fait Cité Lamy moom moo ñu ko def mën nga dégg lu nekk nag ci àll bi ci ay stigmatisation yu bëree bëri mën nga ko dégg ci fu nekk mais gis nga ñun waa Cité Lamy noo kenn gënuñu sunu yaay yi dañ koo ñafe góorgóorlu bu baax a baax li nga doon wax sànq si jigéen ñuy góorgóorlu sunu mag ñi góorgóorlu bu baax a baax mais ay cadre génn nekk ci biir Cité Lamy bu baax a baax xam bu baax a baax lan la ñu bëgg nag en quelque sorte mais malheureusement des fois ay tâches yu ndaw ñoom ñooy ñëw donc xaw a ñuulal lu bari en quelque sorte mais en réalité loolu c'est pas le propre de la Cité Lamy Cité Lamy ay nit yu baax ñoo fi nekk ay nit ñu xam li ñu bëgg moom moo fi nekk nit ñu bëgg a góorgóorlu ñoom ñoo fi nekk président El Bachir lu ma lay santé bu baax a baax mooy xam nga Sénégal nu ñu bëgg a Sénégal lu ci bari nu ñu bëgg a defee politique en fait dafa dul nekk loo xam ni mën nañ ko continuer di ko perpétrer à la longue politique léegi man nu ma ko gisee moom mooy dafa war a doon benn esprit de partage nit ñi bokkandoo xam lan la ñu bëgg discuter ci lu ñu bëgg àndandoo defandoo li ñu bëgg mais warul nekk rek quelqu'un bu nga xam ne dafay toog fële su waxtu bi jotee mu ñëw rassembler ñëpp yuuxoo ndoog ñoom et truc su affaire bi passé mu dem nekkaat dans son coin di def ce qu'il veut loolu nag président El Bachir je pense que ni une ou deux fois lañ jot a gisante mais wax dëgg yàlla dama sentir ne loolu nekkul ci moom dans la mesure où dafa commencé nekkagul ci dara amagul benn poste de responsabilité en tout cas en ce que je sache te terewul ma gis ko muy sonn lool ci jigéen ñi ma gis ko muy sonn lool ci xale yi benn yoon lañ mus toog waxtaan man ak moom à laps de 5 minutes mais discours bi mu ma tenir c'était dans mon salon ñu waxtaan un tout petit peu échanger ci ay affaire u xale
non je me suis dit que ni kii ku jar a jàppale la wax dëgg yàlla man xale yi dañ ma ñor trop. parce que dama jàpp ni Cité Lamine bon xëy na ñu bëri xamuñu ma sama combat bu nekk maa ngi koy mëne pour xale yi su ma sañoon monsieur Ba pour ma témoigner su ma sañoon benn doomu Cité Lamine du fi juddoo màgg te jàngul ba am xam-xam bu leer nañ parce que damaa gëm ni ci xam-xam dañ mun a defaree lu nekk en quelque sorte. monsieur El Bachir nag loo xam ni yaa ngi koy dimbalee jigéenu Cité Lamine wax dëgg yàlla ñu ngi la ciy remercier mais man dama la ciy remercier particulièrement man Cité Lamine dama ça me tient au cœur dama ko bëgg ci sama xol yàlla xam na ni fu ma demee damay toog ak waa Almadé waa Fann Résidence ak waa affaire waa feneen mais ku ma ci toogal que tu sois ministre ou directeur de quelque chose man li ma lay wax man je suis de la Cité Lamine maa ngi fa toog ba tey jii nii di góorgóorlu te su ma sañoon Cité Lamine dina dem ba mel ni Almadi wala mu raw ko te je sais que ni mën nañ ko en quelque sorte bu ñu yàlla dimbalee ci sunu jigéen ñii ñu àndal engagement yi ñu am sunu xale yi ñu leen yar fi ñu war a yare non dinañ dem ba dépasser foofu pour l'intérêt de la cité pour l'intérêt de Thiès et pour l'intérêt du Sénégal loolu nag laa gis ci vraiment le président El Bachir dama gis ne koo xam ne nekk na li nga bëgg a defal Cité Lamine te nga commencé ko depuis un certain moment ma di ko gis man dama jàpp ni man personnellement la koy defal parce que yéene bi ma am ci waa Cité Lamine bëgg gi ma bëgg waa Cité Lamine bëgg gi ma bëgg Cité Lamine ci simplement non su ma ko amoon man maa koy def kon su ma gisee keneen ku ma koy defal mais vraiment damay jàpp ni man rek la koy defal en quelque sorte xëy na temps bi du mat pour ñu développer lépp wax dëgg yàlla pour tey jii nii xëy na beneen yoon dinañ am yeneen occasion wu développer yi waaye waa Audi yëpp maa ngi leen di wax bienvenue à Cité Lamine waa Cité Lamine yëpp maa ngi leen di wax lu ngeen mën ci góorgóorlu ci jàppale waa Audi ak le président El Bachir ngeen def ko parce que nag li ñu bëgg moom mooy que ni koo xam ni su am bala ngay tàmbali dara mu ñëw ànd ak yow di ko jàppale non bis bu amee dara donc foog naa ni du la fàtte benn yoon en tout cas man loolu laa gëm lu may terminer nag moom xam naa ni bon ñëpp dinañ deviner que ni je vais terminer par ma charmante ma belle épouse di ko ñaanal moom également xam nga li ñuy wax rek dernier góor bu nekk am na benn jigéen bu nekk ci ginnaawam di ko jàppale mais moom dama naan dernière jigéen man maay nekk ci ginnaawam di ko jàppale en quelque sorte wax dëgg yàlla Adama encore une fois maa ngi koy sant di ko gërëm ci seen teewaay yéen ñëpp mais di sant di gërëm ñeneen ñi fi teew yëpp yeneen président yi maa ngi leen dégg yeneen mouvement avec yi ñoom ñëpp ñu teew fii pour jàppale tey El Bachir li ma leen di wax daal encore une fois mooy ñun ñëpp nañu takku jàppale El Bachir parce que xam nañ ni bis bu demee ba nekk ci ay station de décision ñun waa Cité Lamine duñ ko réccu ñun waa Thiès duñ ko réccu et waa Sénégal duñ ko réccu encore une fois merci beaucoup mon cher je vous donne rendez-vous prochainement. bismillahi rahmani rahim maa ngi nuyu ñëpp yaakaar naa ne tey sax pour ma yëkkati kàddu dina jafe lool ci man ndax dafa mel ni li ma xamoon lépp tey daf ma réer ndax mbégte gi ma yëg sama xol wax dëgg yàlla di jiital sama nuyoo sama goro sama xarit yàlla na fi yàgg lool te wér muy bàyyi neex ma jóg xam naa ni ñu koy waxee rek su ma téye micro nii di wax ñu ni damay meeting wala damay campagne sama xel day dalaat parce que ku xam mais Rayana Dia xam ko lu mu daj ci politique xam ko lu mu daj ci ginnaaw Abdoulaye Wade kon yàlla na suuf sedd ci kawam bu baax a baax di jël sama nuyoo di ko teg ci kaddu ci président mu joxal ma ko waa audit yëpp di wax ne président waa audit yëpp les présidentes ñoom ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm les femmes jàmbaar de El Bachir seen teewaay rafet na vraiment gis naa sot bi di jëlaat sama nuyoo di ko jox sama sëriñ sama kilifa sama xarit sama wasila di borom jumaa ji di sëñ Xaadim Jóob di jëlaat nuyoo bi di ko jox waa Cité Lamine gi yëpp na xam naa gis naa seen teewaay woote ñu wuy si la yombul mais gis naa ne Cité Lamine gi yëpp mobilisé nañu pour sagal ma di jëlaat nuyoo bi di ko teg sama waa école samay doyen samay collègues ñoom ñëpp gis naa seen teewaay samay doomu ndey samay doom baay ñëpp gis naa leen xam naa nuyoo bi dina xaw a gudd mais dañuy dem vers l'essentiel l'essentiel c'est quoi waa Cité Lamine di leen wax ne jëmm ji sama ginnaaw bi ma ko xamee léegi su defee 4
à 5 mois ca la yem mais jëmm ji dama naan moom moo yor jukkay Gaynde Fatma bi su wax ja baree lool doo ko ca gis mais bu jëf ja baree lool jàpp leen ne moom la xam nga lu tax ma wax lool daf maa wan ay preuve lépp lu mu mus a wax ak man def na ko lépp lu mu mus a digaaleeg man def na ko wax dëgg yàlla di ko sant lool di ko gërëm lool dugg si bi mu dugg si waat Cité Lamy parce que njëkkoon na fi ñëw man ak sama groupement mu jox leen 1 million mu ni ñu liggéey leen te ku ne xam ne ku jox jigéen na ko liggéeyal yaa ngi defar Sénégal yaa ngi defar Thiès yaa ngi defar Cité Lamy parce que leer na ma ne jigéen mooy defar kër te jigéen ñi vraiment ay jàmbaar lañu ku leen jàppale famille di wax ne sama mbokku jigéen ñi bu leen des ginnaaw président El Bachir dugg nga Cité Lamy waaye doo ko réccu de ndax jigéen yu am jom a ngi nii jigéen ñu nangoo liggéey a ngi nii jigéen ñu déterminé wu ñoo ngi nii di wax na nag ware wa nag day daal di dem këng parce que il faut ma waxat ak yéen ndax gis mbooloo mi yombul mun naa ne semaine yi li ma gis ci doomu aadama xaw ma nu mu toll di wax ne macha allah maa ngi sant ñëpp mais il faut daa am loo xam te ne fii laa koy leeralee mu leer nañ ndax xaalis dafa doy waar président El Bachir indi na fi ay fourniture ma xool ñi nga xamante ni man ak sama bureau ñi nga xamante ni ñoo ko yelloo ma jël ko ma jox leen président El Bachir ba Korité bi jege see indi na fi soble ak pomme de terre ma séddale ko ba mu jeex tàkk mun naa ne doomu soble fanaanul sama kër si ndigalu Moussa Diop kon ngeen xam ni madame Diop mii ngeen gis jëmm ji dafa xeebu lool pour sax jël parole si kanam waa Cité Lamy mais di leen wax ne xaalis bi ñuy joxe joxuñu ko ku indi carte d'identité ndax wax ji dafa bari lool fii laa koy leerale ñëpp di dégg ndax ku nekk ñëw na kër ga di indi carte d'identité di bindu di naan man bindu naa lii bañ ko toggee man financé nañ ma sa démbi daaw ya am ñoo xam te ne dégg financement yooyu ëpp na 2 mois ñuy dox loolu di ko dox mat nañu lu mat 10 groupement wala 12 groupement ak xaanaa bi ñu ñëwee ñooñu mu jaay leen carte de membre audit pour wane ni ñoom engagé wu nañ pour bokk audit tey ñooñu lay financé si du ma Samba du xaalisu madame Diop du xaalisu keneen dafa ne groupement la ko jox dem leen ngeen liggéey te nañ leen bàyyi ay séddoo ay woo na ma jox na ma carte d'identité jox na ma lii loolu moo fi jeex ñun dañoo sonn si naxaate yi politiciens yu ne ñëw na fi di def la politique politicienne loolu moo fi jeex ñun politicien bu xam ne si développement la yëngu kooku la ñu soxla ñun kenn naxatuñu façon bu nekk dugg na fi sunu maman yi fanaan nañu mairie ba tay rien que rek ay politique yu kenn dul xam suba ñun leen ndaxee mbaay loolu moo fi jeex te ku xool jëmm ji xam ne taalibe pire ngi nii ku gëm alxuraanu karim mi ngi nii te yaakaar na ne du moom mooy naxe du moom mooy naxe donc nag ku am mbaam di la ci teg bu la diggee ne su ma amee avion su may voyage dama la noonu kàddu yu gudd na mais xaalis dafa doy waar te dafay leeral madame Diop soxlawul de leen Moussa Diop moo ne développement Cité Lamy la bëgg te moom lu mu yëngu lu ne Cité Lamy moo ko ñor kon man war naa mën a taxaw lépp lu nga xamante ne femmes yi war nañ ko mérito pour ñu développer Cité Lamy loolu moo ma waral sama engagement mais du leneen dama koy wax pour mu leer ngeen baal ma ndax suba ëllëg fii la ñuy génn fekk na Moussa Diop jëndal na ma oto bu bees tàkk macha allah ñu xool ne foog na si xaalis bi laa ko jëndee alors que xaalis lu yàq moo ko yàq nañ leen góorgóorluwaat bu baax takk suñu ndigg bu baax jaay soble am na jaay omo am na l'essentiel y a pas de sous-métier góorgóorlu leen waat bu baax te jàppale ko élection yaa ngi ñëw ndax kuy ñëw fii ndax waa Sampaate ngi nii toog seen doom la waaye vraiment xajal nañ si nit ñi ba nit ñi mën a
jot si président El Bachir kon nañ leen ko jàppale bu baax. bokk ak xaana yaay ku xam maam Jaara Toob xam ne mooy yaayu ak xaana moom ak Maram Ndaw ñoo bokk benn yaay di gërëm aussi koo xamante ni saa su ma waxee ci baatam laay wax saa su ma teewee audit parce que xëy na wérgu yaramam moo ko mayul muy teew fépp muy Fallou Gueye di sama mag te wax dëgg yàlla fépp fu ma taxaw moo ma yabal keneen ki ne dama bëgg yéen ñëpp ngeen tàccul ma ko ndax mun naa ne mooy sama baay Fall mooy sama yaay Fall su seet jotee mu daw indi yenn saa yi damay xëy liggéey sax moom mooy daw si it dajale 16 yëpp ku ko tàccu yàlla na ko fekkee ay ati at muy Aïda Gueye vraiment man aw ma fayam di ko seedaloo Sénégal gi yëpp Cité Lamine gi yëpp wax dëgg yàlla ngeen baal mu ñëw nag soxna Ndeye Mbaye di la wax ni 3 minutes rek macha allah nga léemu sa président ñu jàll ci leneen incha allah rabbi. lu ne rek maag yow man maa lay jiitu chaque jour maa lay ranger leen say séer. lu réew mi yaatu yaatu gis naa ki ma gënal mooy doomu Oustaz Gueye yow yaay ki ma gënale. waay li gis ni yaatu yaatu gis naa ki ma gënal waaw yeewal ma El Bachir yow yaay ku ñu gënale. lay lay la lu réew mi yaatu yaatu gis naa ku ñu gënale. ana doomi Oustaz Gueye yow yaay ki nu gënale. waay li gis ni yaatu yaatu gis nañ ku ñu gënale. lay lay la suñu El Bachir yow yaay ki ñu gënale. kii may way mooy doomi Oustaz Gueye El Bachir Gueye lu leen koy woowe ana ñu bëgg El Bachir Gueye seen loxo ca kaw ku ci bëgg doomu Oustaz Gueye sa loxo ca kaw man de li may ñaan ne leen ma looy ñaan man de li may ñaan day may looy ñaan laaj leen ma lu may ñaan day may looy ñaan jël leen carte d'identité yi fexe mu gagné mairie Sampaate Bey cay bu booba ak maire ville bi loolu dafa ndaw président fa mu toog di nga fa toog président fa mu toog di nga fa toog wax leen alal waay alal sabara nga dalal alal Bachir moom ngoro ko gënal alal sabara nga dalal alal mbokk yaayu Moustapha ngoro la gënal alal sabara nga dalal alal Mariama Njaay Salaam Njaay Mariama Njaay Salaam Njaay Mariama Njaay Salaam Njaay kon aya maninke El Bachir du bare aya maninke kañaare no di mere El Bachir lay way Oustaz Gueye mooy sa baye kañu bare kañaamaro di mere Mariama Njaay Salaam Njaay Mariama Njaay Salaam Njaay mbokku yaayu Moussa Fa kon aya maninke ay waay wooloon na la jërëjëf loo bokk ak ñëpp da koy yamale lingeer bi lay woo wali woy sa maam El Bachir wali woy sa maam woo naa la liggéey ana waa Cité Lamine nday bay njaay wayan ay waay aja nday da way sa yaay yow ay waay nday may njaay wayan aja nday daw la ni ko we sa yaay ay may njaay wayan ay waay dama koy dagg dama koy dagg dama koy dagg waa Cité Lamine yéenay sama jëkkër man fi lay sëy man fi lay sëy man fi lay sëy sëy ba dee waa Cité Lamine ana Njaaña Njaay ana Sadio Njaay dama koy dagg tàccu leen di jërëjëf Moussa Ba kontaan naa les équipements de terrain tey fu nu jëm faw damay sañse at xaana ñëw def tout noir tas yaakaar ca biir def chemise am bu baax ñëw ñu ma li tax ma sol noir bi mooy waa ji may waaj a waxal daf maa jëlee ci lëndëm moo tax ce sera la dernière fois que je vais porter le noir parce que ki tax nga gën koo war te gën kooku du sa morom sa sang la
di la wax ni at xaana aujourd'hui vous êtes très classe macha allah. mbokki Cité Lamy ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen ñaan nag aussi yéen ñi nga xamante ni si yéen a ngi ci ginnaaw ñu dégloo rek parce que man à chaque fois damay wax ni dafa am message boo xamante ni si tëgg bi ak fecc bi am na solo lool mais audit dafa am lu ko tax a jug li ko tax a jug nag foog fu ñu dem ñu koy communiquer ak nit ñi parce que je pense que ni tey suñu sens la ñun Thiessois yi ñu am ku mel ni docteur El Bachir Gueye ci koo xamante ni si tey ba jàng jotee dem na jàngi ba xam jotee mu dem xam ba am jotee aussi mu dem am parce que ci moom rek laa gis leader boo xam ni mun na toog néegam ci même pas 5 minutes mu lijjanti ci 100 millions de francs CFA ci moom rek laa wax gisee loolu nag tëggkat may dama tuuti rek du loo xamante ni si lu may créer la wala lu may wax pour béggal sama bopp parce que ñun dañu toog nekk ak moom nekk ci keppaaram de passage damay nuyu ki nga xamante ni si buñ koy jox kàddu sax day bañ muy Pape Sall mu doon nit koo xamante ni si ku jege El Bachir la mais ku bëgg le président El Bachir la mais kuy yaatal la ndax tey moo ñu jiitu ci Bachir mënoon na ba ñu ñëwee mu siis ñu mais dañoo ubbil porte yi ñu ànd ak moom di liggéey Thiès macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu aussi jeunes yi nga xamante ni si ñi ngi ànd ak ñoom muy jeune membre yi bu ma limee rek damay jum bëgguma lim te bëgguma kenn mere ma mais fi may ñëwee rek mooy li may wax à chaque fois tey ñu ngi fi ñëw ci turu audit audit nag boo ko déggee muy appel à l'union et au développement idyllique de Thiès ñu doon dox ci social entrepreneuriat ak développement mais président tey dama jàkkaarloo yow wax li la social entrepreneuriat ak développement bi nañ ko bàyyi ñun dañuy politique que ça soit clair parce que nag ku am loo xamante ni si kenn amu ko nga téye ko ni ko kenn téewul tey ñun suñu chance la ñu am ku mel ni président El Bachir parce que ñun dañu nekk ak moom di liggéey ak moom depuis des années mais li muy def ci social di ko def di ko dimbalee nit ñi parce que li may wax rek à l'âge de 19 ans la génn dem Abu Dhabi dem jàngi ci moment boobu à l'âge de 23 ans ngay am sa bourse période yooyu mi ngi am bourse 3 millions mais teewul ci la jël suñu président ASC année boobu rek ñu ci financé ay millions kenn mënu ko wàññi jël plus de 10 taxis jox ko ci à l'âge de 23 ans ay jeunes ñu ciy liggéey ubbil boutique nit ñi ñu ciy liggéey kon kooku yàgg na dox ci entrepreneuriat aussi bi korité gi jotee ñu toog waxtaan parce que damay wax tuuti ci audit ci li nga tax a jug parce que moom dafa nekk compte social mais ñun les jeunes ñoo toog ni ko li ngay def foog nga formaliser ko ndax mënuñu di dem nii rek parce que ñi fi nekk bu ñu mënul nañu xool ñi mën ñu teg leen ci fa ñuy décider loolu moom moo ñu tax a dugg ci politique te yéen a ma gën a xam ne tey am na loo xam ne buñ ko bëggee foog ñu am yenn autorités yi parce que dama leen jox benn exemple bu ndaw ci télé laay wax ñun fii la suñu miiri école daanu ñu dem solliciter ko ñun jeunes yi bëgg koo defar ñu dugal ci ay galgal ba galgal ko ci loolu pour mu bañ ko defar ndax amul autorité yooyu noonu kon nag foog ñu jël autorité yooyu du moom moo ko uti ñu jël autorité yooyu teg ko ci loxoom muy autorité étatique wala autorité municipale li ma ciy wax rek mooy comme à chaque fois li may wax tey audit bi mu dooree jug amagul sa at wala bu ko amee ci la yem bi ñu suñu première entrée mi ngi tombé ak période pandémie bi ñu def plus de 2000 masques jàppale ko nit ñi jël camion suukar ak ceeb ak lépp loo xamante ni si day dem nit ñi di ko soxla di ko distribuer ci kër yi ñu ne déet korite gi jot ñu def la même chose rey ay nag bopp koñ bu nekk ñi may dëkkal xam nañ ko mun nañ ko def seede yow fa nag jàppale population bi ñu ne déet tabax si jot nga jël plus de 150 moutons ak plus de 200 enveloppes de 50 000 75 000 francs jox ko nit ñi mais kooku bu deful politique kan moo war a def politique bu kooku deful politique kan moo war a def politique il faut aussi ñun ñu am benn éveil collectif Cité Lamy fii laay waxee dafa doon quartier boo xam ni ay escalier lañ leen di def ku ñëw yéeg jàll bu ñu atteindre seen objectif dammu escalier yi dootu leen amati accès ci ñoom jël ay 500 donc dugal ko seen bundu kër yi dammu seen i bis dem almadi fi tëdd fa xam ngeen élection jotagul et président El Bachir rek ngeen gis ci terrain mais gis nga 3 mois laa leen di may ñu jël ay fonds politique yoo xam ne bu ngeen ci lekkee 15 000 francs du ko dépassé jënd seen i conscience ngeen voté leen ñu fas yéene dundaat souffrance su 5 ans il est temps que ñu jug ci loolu bañ a naxante nañu bàyyi naxante yi xool ki mën a doxal réew bi xool kiy jëriñ dëkk bi ñu teg ko ci dëkk bi xool ki nga xam ne am na ngëm yàlla am na ragal yàlla bu nekk ci moom ñu teg ko ci dëkk bi mu liggéey dëkk bi dëkk ci dëkk bi waxuñu ko mais dañoo bëgg ku dëkk ci dëkk bi teg ci di defar dëkk bi teg ci bëgg dëkk bi loolu la ñu bëgg ci loolu laay wax aussi parce que nit la koo xamante ni si à chaque fois li may wax la fois passée nga jël plus de 25 tonnes soble 18 tonnes de pomme de terre jox ko ay nit
ñi nga xam ne seen loxo jotul seen i gannaaw mais président El Bachir dafa am loo xam ne moom mooy cible muy lan muy jeunes yi ak les femmes parce que dafa wax ni tey boo yeewoo 5 heures du matin quoi qu'on puisse dire ak lu ñu ko wax sama morom yi bëgg nañu et tout mais xëy na dañuy xeeb projet parce que fii jeune noo ko fi joxoon 500000 mun na dem jëli ci Dubaï doxaan ci jënd ci benn iPhone dugg dem def lu ko neex mais femmes yi nga mën a jox 50000 francs ci temps bu ndaw ñu liggéey ko ba mu jur ay millions kon lu ñu munti wax Sénégal kenn mënu ko liggéey te doo ci boole jigéen ñi loolu nag moom moo tax président El Bachir jël dooleem jël force am jël puissance am lépp def ko ci jigéen ñi ak jeunesse bi parce que la fois passée gis ngeen bi ouverture scolaire yi jotee mu jël ay fourniture am na ci ñoo xam ne plus de 100 jeunes yoo xam ne ñun ñoo leen inscrit Pape Sall doy na ma seede mais dañ loolu jarul ñu koy wax parce que lépp lu muy def li wajjillahi taala la koy defee muy jaamu yàlla ñun foofu la ñu wuteeg politiciens yi ñun avec politique li ñuy def dañ koy continuer sans politique li ñuy def dañ koy continuer kon bu Bachir demee élection perte yéen ay ñàkk ndax moom teewul day continuer activité di dema ambassadeur itinérant koo xamante ni si tey mun ngaa toog sa kër liggéey benn lijjanti benn 100 millions ci dootu jug je pense que ni ñun budget Thiès Est bële maire Thiès Est bi am na ko ko wax léegi ñun suñu objectif du ay maire Est suñu objectif du ay maire ville suñu objectif du ay député suñu objectif mooy dooni le président de la république te du kenn ku ñuy taxaw suñu kanam ku taxaw suñu kanam dañ lay tël parce que kii dañ ko yàgg a rêvé vraiment buñ ko amee kon nag wax dëgg fa neex yàlla waaw dégg nga waaw mais dama ko fàtte Pape dama ko fàtte oto yi ñu jënd bi ci gën a ndaw 150 millions lay jar tey lañ ko daaj 150 millions bi ci gën a ndaw man budget mairie Thiès Est 450 millions kon ñun balaa ñuy élection dinañ dépassé budget mairie ville sax xoolal fi may tëjee sama kàddu wuyu leen ma gars yi dañ leen dem uti ji électeurs yi préparé carte d'identité yi ak électeurs yi xoolal wax ji neex na loolu bruit bi bëri na loolu mobilisation yomb na man mii su ma toogee sama kër jël sama téléphone xoolal mun naa dajale 20 000 personnes loolu amul sens ñëpp topp sa ginnaaw te ànduñu ak yow amul njëriñ dem leen ngeen jëli électeurs yi bu élection jotee président El Bachir bu mu leen gën a gore bu mu leen gën a gore koo xam ne day wax ngeen ci ñeenti fan ñëw tuur leen ay millions kooku bu mu leen gën a gore boo xëcc xul leen nag ba mu rëcc leen loolu seen problème la ñun teewul dañuy ànd ak moom li ñuy defal dañu ko defal ñun moom man sama genre gi namatuñu dara parce que xool wuy leen ma bu ñu demee tey ba bugguma di wax sax dama koy wax bu ñu demee tey ba ba réew mi nga xamante ni si tey depuis tout ce temps ñoom ñoo toog Thiès te mënuñu dara defuñu bawuñu dindiwuñu muy réew mi Idrissa Seck dañoo bëgg mu dégage ñun dañoo sonn ci mburoog soow ñu jógee fii ñun liggéey dëkk bi moom moo tee dëkk bi dem kon nag bu ñu gisee koo xamante ni si dafa bëgg a liggéey dëkk bi dañuy ànd ak moom liggéey bu ma bëgg ngeen xam ne wuy ma dama bëgg ñu ànd waayandoo ko musuma wooy mais dama tëgkat yi déglu leen ma Idi na dem Idi na dem Idi na dem Idi na dem merci wasalaam sant di la gërëm vraiment nit nga bu baax di gërëm aussi madame Ndaw nit la koo xamante ne si tey lii lépp bu amee aussi participé mi ne moo ba réer na waaw moo bi réer na ma dox na ci lu bëri li ma bëgg a wax dafa bëri président daal ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal jàmm di la wax ne am nga Baye Fall boo xamante ne si bu dee jotee mu taxaw dee bu reyante jotee mu taxaw reyante bu dugg ci jotee mu taxaw dugg ba keroog nga am li nga am incha allah rabbi je suis avec toi toujours avec toi encore avec toi merci beaucoup jërëjëf. macha allah macha allah macha allah. On va immortaliser ces moments. Adkhana avec son inconditionnel président. waa Cité Lamy ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñoo ngi leen di ziyaara bu baax xam nga man sama nuyoo moom damay faral di ko commencé si sama kilifa gi si sama référence bi si sama idole bi muy le président docteur El Bachir Gueye président ñoo ngi lay nuyu bu baax say nuyoo man maa ngi koy jottale waa Cité Lamy gi yëpp di rafetlu aussi seen taxawaay ci waa Cité Lamy yi vraiment dama doon wax keroog ba ñuy monter cellule madame Diop damaa gis engagement si jigéenu Cité Lamy yi ma taxaw ma ni leen les femmes de Cité Lamy sont très engagées tey dama koy waxaat damay réitérer wax jooju président les femmes de Cité Lamy
nawoon fa woon noonu la ñu indiwaat tey mooy seen engagement président El Bachir yàgg ngaa def su ma toppee fii su ma toogee fii di lim lu mu fi réalisé yëpp duñ fi jóge waaye lu mu fi mujjee def lu ni weng mu am ñaari fan donc Pape Sall jàllal ma jawaay sànq dama doon wax ak xaana ne ko parce que da doon wax ni bala ñuy yegg élection dinañ dépasser budget mairie Thiès Est ma ne ko transaction financière yëpp man maa ko def démb dépassé nañ budget mairie Thiès Est ci logistique bi nga xam ne oto dong la moom la président jënd démb oto yi rek dépassé na budget Thiès mairie Est am na yu ñëw am na yoo xam ne nag dañ koy denc ba campagne yi ñëw ñu tàmbali ci tàccu leen loolu dama bëggoon rek mu leer ñu xam ni le président yàgg naa def ndax lan borom fit la gaynde la du ragal te gis nga milieu bi ku ci nekk foo nga ñeme El Bachir kuy ànd ak moom aussi foo nga dëgër fit gis nga ñu fit gi dañu ko roof ba nu fees dell moo tax ñu ñemee lu taxaw fu ne di fa wax kon waa Cité Lamy yi ñoo ngi leen di wax encore une fois seen doom seen frère El Bachir moo ngi nii seeni tànk ñëw na taxaw fas yéene liggéey ak yéen jàppale leen ngeen liggéey parce que nag effectivement politique bi am na solo trop mais gis ngeen à chaque fois dafay insister ci programme bii nga xam ne moom la nekkee boobu ba léegi di projet bu dëgër bu wóor muy le social l'entrepreneuriat et le développement donc boobu ba léegi moo ngi nekk ak yéen fu jigéen nekk am fa soxla mu ñëw taxaw fajal leen seen soxla tey mu ñëw encore Cité Lamy yaakaar naa fi mu toll actuellement nii le président daanaka war na Thiès gi yëpp képp ku yëg ni El Bachir a ngi ñëw da nga jóg taxaw xam nga lu mu lay indil kon monsieur le président dañ lay encore remercier encore une fois vous l'avez toujours fait vous l'avez fait encore une fois dañ lay remercier waat encore une fois xam ni vraiment li nga def tey rëy na su ñun ndax sagal nga nu ñun amuñu ku dul yow tey jii soo defee ñun la ñuy wax tey jii soo defee rek ñun la ñuy wax et pourtant lépp yow macha allah yal na la yàlla bàyyi sunu kanam ba mu yàgg lool ndax sa nekkin fii yaakaar naa loolu sunu njariñ la njariñu waa Thiès gi yëpp la kon waa Thiès dama leen di ñaan encore une fois ngeen dimbali ma. xanaa 2 millions ngay joxe muy ma 2 millions bu am xaane nii wala Pape Sall dee takk soxna dama koy jox mu dem nuyoo ji ko. mu ne ko xanaa 2 millions 500 la ma 2 millions 500 du ma ko joxe parce que yokkute la te fu ma jëm damay yokku xam nga ñi woote yoonu yokkute mënuñu ko kii moo mën yoonu yokkute. ma ne ko président 3 millions damaa sonn mu ne ma passé naa ko. Je vais faire nourrir le suspense. Levez-vous. Levez-vous, applaudir votre président. Maniko président. Maniko président 3 millions 500. Mu ne ma bàyyi daam dama sonn jàllal 4 millions ndax dama koo passé. Maniko président 4 millions 500 fa laa mën a yem. Mu ne ma retenez vos souffles. Levez-vous. J'ai dépassé 4 millions 500. Aujourd'hui, face aux femmes engagées de Cité Lamy, je vais leur octroyer un financement d'une valeur estimée à 5 millions de francs CFA. Kooku le président El Bachir. 5 millions ngeen am 5 millions. 5 millions. di leen wax ni 5 millions. Vous avez aujourd'hui 5 millions entre vos mains. ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant vraiment di nuyu suñu sœurs yi fi nekk yëpp suñu yaay yi suñu mag yi suñu rakk yi
ku ci nekk maa ngi lay fekk nga toog di la jox sa loxo di la nuyu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di nuyu ñu fi fekk ñëpp ci ay jeunes aussi kilifa yi ñu fi fekk ak ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ñëpp ku ci nekk maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ziar bu baax a baax vraiment aussi damay nuyu benn nuyu spécial les présidentes de cellules du mouvement Audit vraiment ñu nekk des femmes braves des femmes de développement ñoo xamante ne chaque fois su ma leen di gisee damay gën a fier ci li nga xamante ne mooy liggéey bu jafe bi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi ci nekk commencé woon ko ak des conditions très difficiles je crois au départ bi ñu commencé les financements di joxe 1 million ñu bëri dañ ne woon loolu du mën a continuer boobu 1 million yi ñu ngi ko doon jox cellules yi nga xam ne 100 femmes lañ bootoon ensuite ñu dem ba mu jige ñuy joxe 1 million 500 1 million 250 ñi nga xam ne presque egg nañ 200 je crois tey jii mooy la première fois ñu def ñu ñëw ci benn cellule boo xam te ne G650 la de femmes ñu financé leen 5 millions. comme ni ma koy waxee chaque fois dama ni laa yumkin li ay mujtami an yazdahir bidun daamuni nashtin mukhlisin wa daa'im. Aucune société ne peut prospérer sans une solidarité agissante, sincère et pérenne. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan. Wattaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab. Loolu yàlla wax. ñun dañoo gëm ni dëkk bii pour ñu defar ko il faut que ñu solidaire. Solidarité bi nekkul sax question option wala choix mais c'est plutôt une urgence, un devoir, un impératif. Donc tey jii nag ñu jëm fi nga xamante ni muy des échéances politiques yoo xam ne fa lañ jëm may wax chaque fois ne y a un paradigme ou bien boog des nouvelles donnes yi nga xamante ni ñooy annoncé à l'horizon mooy képp koo xamante ni désormais da ngay jël politique comme moyen d'ascension politique ci nga bëgg a jaar pour tekki dara damay wax ni tey suñu politiciens yi ñi nga xamante ni ñooy population sénégalaise bi ñoo leen gën a yeewu fuuf léegi ñëpp a yeewu réseaux sociaux yi tax na kenn nelawatul léegi képp koo xamante ni da nga bëgg a jël politique bi def ko ascension pour jaaree fa tabax kër wala pour jaaree fa am oto booy boo ko dem toog kenn du la woteel. beneen bi moo koy wax moom mooy élection yi ñu jëm nii les localités wax naa ko modèle la type d'élection la boo xamante ni ci lañu war a jaaree créer un déclic boo xamante ni tey Sénégal dafa toll foofu Afrique d'une manière générale dafa yàgg a nekk ci ginnaaw il est grand temps ñun africains yi jël suñu devenir entre nos mains xam ni dëkk bi dara du ko changer lu dul ñun ñoo ko mën a changer inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne modifie l'état point d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. loolu la yàlla wax yamu ci lii nga xam te ne mooy le partage du gâteau nga xam te ne tey jii moom la ñuy gis ci dëkk bi maanaam ku falu ak say mbokk yooyu c'est des trucs yi nga xam ne dafa war a jeex ci dëkk bi yooyu tant que mi ngi am ci dëkk bi non seulement dëkk bi du avancer mais nekk ñu sax à l'abri de ëllëg si biir yàlla teg ñu ay gâteau ndax iza arada Allahu bi qawmin su'an fala maradda lahu loolu la yàlla wax. Lorsque Allah veut infliger un mal à un peuple mu ne fala maradda lahu nul ne peut le repousser. Wa ma lahu min dunihi min wal et non en dehors de lui aucun protecteur. kenn du mën a mucc ba yàlla du leen mbugal bokk na nag ci li tax yàlla di mbugal ay xeet souvent mooy li nga xam ne moom la ni ñëpp bokk bu ñu koy séddale bu baaxul. Se demander si une société est juste revient à se demander comment s'y répartissent les choses auxquelles nous accordons de la valeur. muy revenu et patrimoine, du devoir et droit, du pouvoir ak opportunité, du position ak honneur. 8 choses yi moom la ñu bokk ñu war koo séddale teg ko ci yoon. dégg nga donc ñu war koo répartir bu baax ku ci nekk li nga méngool ñu jox la ko ñu bàyyi di jox nit ñi li nga xam ne méngoowuluñ ko jël alalu réew mi di ko fooye loolu dafa war a jeex loolu nag pour mu jeex kenn du ko jeexal lu ñun ñoo ko mën a jeexal. Donc une société bien est une société qui répartit ses biens comme il convient. Il donne à chacun ce qui lui est dû. Donc l'affaire se complique quand on cherche à déterminer ce qui est dû et pourquoi.
foofu la problème bi te toll loolu nag moo war a nekk suñu essence politique li ñu war a séddale naka lañ ko war a séddalee ak kan moo war a am ak lan la war a am nga boobu loolu c'est une question bi nga xamante ni tant que résoudre ko Sénégal du dem donc nit ki lépp loo appartenance bu mënti am que ça soit appartenance politique ou religieuse dañoo war a bokk dañoo war a am benn symbiose ci lan mooy ci li nga xamante ni moom mooy alalu réew mi ñu teg ko ci yoon alalu réew mi ñu teg ko ci yoon koo mënti doon ñu war laa mën a saytu xam alalu réew mi fan nga koy dugal may wax chaque fois ne tey boo jëlee exemple si ñaari dëkk yoo xamante ni dëkk yu mag la ci monde bi muy Chine ak Nigéria. Nigéria c'est un pays regorgé de richesse dafa bëri richesse am pétrole am gaz am lépp Chine amul benn richesse naturelle tey Chine mooy deuxième puissance mondiale Nigéria tey bokk na ci pays yi ñuy wax les pays les plus pauvres au monde seen différence du dara du corruption ak jël alal di ko gérer nu ñu ko war a gérer loolu rek différence bi Chine président Chine bu defee lu mu war a def leer na ko lu waa day dal ci kaw kenn mu ci dara nekkal doomu président bi nekkal ku la neex boo defee lu jaarul ci yoon day dal sa kaw gis nga yooyu nag moom mooy les problématiques yi nga xamante ni tant que ñun fii suñu dëkk bii yooyu bàyyiwuñ ci xel tant que taxawuñ tembe ci loolu soppeeku dëkk bi du avancé du dem dañuy wiiri rek mais tout le temps même case point de départ la ñuy dellu si waat donc nag may profité encore di lancer un appel si femmes yi nga xamante ne tey ñoom lañu ñëw financé may wax ni chaque fois la croissance économique seule ne permet pas de réduire la pauvreté ou d'améliorer l'égalité ou de créer des emplois si il n'est pas durable et ne profite pas à tous donc croissance économique boobu nag sax bu ñu koy wax dëkk yu am doole yi wax waxuma laa dëkk boo xam te ni c'est un pays pauvre fortement endetté comme le Sénégal donc tey jii nag levier bii nga xam ne mooy mécanisme bii ñu commencé muy jigéen yi nga xam ne ñun on a un programme au sein de notre mouvement audit muy le développement communautaire nga xam ne ñu dañ koo gëm ni développement wu Sénégal ci communes yi lay tàmbalee ñu commencé ñu gëm ko di ci liggéey boobu ba léegi ñu tàmbalee ko par ces femmes là dañoo gëm ni développement communautaire boobu moom moo ci mën a génne donc nag financement yi ci sens boobu lay jëm te ñëpp xam nañ comme ni koy waxee aussi la croissance inclusive ou bien le développement inclusif mënuñu ko réussir tant que lii amul c'est-à-dire ñu fexe créer penc bi nga xamante ni du am mag du am ndaw du am jigéen du am góor du am statut social du am origine wala séeréer tukulóor ñëpp ay bokk yàpp ñuy contribuer ci loolu nga xamante ni mooy opportunité yi comme nii di partager les bénéfices du développement di participer à la prise de décision ñëpp am seen kàddu di wax loolu tant que egguñu dajalewul ñeenti yëf yooyu la croissance inclusive bi nga xam ne moom la ñuy wut di ko chercher à travers notre programme bi nga xam ne mooy le développement communautaire duñ ko réussir donc nag mooy profité di lancer un appel femmes yi nañu gën a góorgóorlu nañu gën a taxaw suñu bopp kenn duñu taxaw ñun ñooy taxaw suñu bopp ñun loolu lañu gëm dañ ne amul problème bi même suñu amul sax ay autorité étatique wala autorité municipale affaire bi nekkul foofu nan taxawu nit ñi ñu yee nit ñi ñu taxaw liggéey suñu bopp xam ne dëkk bi ñun ñoo ko mën a changer suñu bopp nañ fàtte nguur yi nañ fàtte politique nañ fàtte lépp mais nañu liggéey boobu moo ñu mën a yóbbu fi ñu bëgg a dem donc mooy profité di waxaat encore jigéen yi dama leen di renouveler encore toute ma confiance tey jii cellules yi nga xam ne ñoom lañu njëkkoon a financé ñoom xaalis bi leen ko joxee ba tey ñu ngi ciy liggéey bu baax di ci liggéey bu mucc ayib mooy profité di remercier di encouragé waat di féliciter président de cellule yooyu parce que damay wax chaque fois ñu dañoo am chance parce que président de cellule sax faf lu ci gën a bëri sax faf duñu ay politiciens c'est des femmes de développement mais quand même ba leen di invité à ce que ñu ñëw jàpp aussi ci wàllu politique bi parce que tey jii li ñu def nii dafa am lu ko tax a jóg parce que xëy na ba léegi man maay financé sama poche mais damaa bëgg ëllëg si biir ñu teg ay pieds yu dëgër yoo xam te dañuy mën a pourquoi pas sax décrocher ay banques ay macrofinance yu mag yoo xam ne bu baax ñoom ñooy ñëw indi ay millions yu gën a bëri pour jàppale femmes donc mooy profité encore di wax ñun ñëpp nañu profité ñun ñëpp nañu jàpp waaw ñun ñëpp nañu jàpp bu ñu jàppee rek incha allah yàlla mën nañu defal ndam mooy profité comme ni ma koy waxee d'habitude di remercier waat jigéen yëpp di leen félicité di wax ne aussi nañu bàyyi njaboot gi xel am na solo di wax la plupart du temps su fekkente ni da nga bokk ci ñi nga xam te ni ñoom ñooy ñuy wax les démunis ñi nga xam dañoo néew doole
man nga xam ne souvent damay wax ne sax ñoom ce sont des oubliés du système mondial de production boo bokkee ci ñooñu da nga war a gën a wekk sa bopp da nga war a gën a weggu aussi wekk sa bopp weggu bi nag moom mooy sa njaboot nga yar leen nga il faut que ñu xam ne suñu doole suñu doom yi la nekk nañu gën a téye suñu xale yi yar leen ci kër gi inculquer leen ay valeurs ay principes nga xale yi bu ñu leen téyewee yar leen ci kër gi yàlla xam na ni ëllëg si biir lépp lu ñu bëgg ci Sénégal mën nañ ko am tey jii la dépravation des mœurs dafa egg ci dëkk bi foo xam ne kenn xamul lan la li ñu ciy génne nag moom mooy parents yi yeewu xam ne xale bi comme ni ñu koy waxee chaque fois dama koy souvent sax dinaa faral di wax dama waxu su ma ko déggee daf may métti ay njabootu léegi xanaar laak non non yooyu amul sa doom la yaay kilifaam sa doom àdduna du nekk du yàgg ba moom doon sa kilifa yaay nekk kilifaam donc sa doom téye ko nga yar ko inculquer ko ay valeur parce que xale bi xamagul lu bari yow yaa ko war a mën a gunge tette ko ba mu egg ci yenn niveau yi bu demee nag ba egg ci yenn âge yi foofu sa jaan wàcc na tey bëri na ñoo xam te ni raté nañ seen jàng bi ñu koy raté parce que amuñu ko leen toppatoo boobu ñoom dañoo inconscient dañoo nekk ci âge boo xam ne âge d'inconscience la amuñu ko leen jàppale ba ñu dem ba commencé màgg xaw a ràññee bëgg a delluwaat fekk c'est trop tard loolu nag kenn mënu la koo defaral yow parent bi yow yaay am conscience boobu xam ne sama doom bi dama am lu ma war ci moom kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi loolu la ñu di wax yéen ñëpp ay sàmm ngeen te ku ci nekk naan laaj na nga sàmmoon sa njaboot donc loolu c'est très important bu ñu bëggee développement boobu ñuy wax day commencer par tey te tey fu muy commencer mooy yar suñu njaboot yi inculquer leen ay valeurs xamal leen lan moom mooy solo njàng xale dafay jàng xale bu jàngee ëllëg si biir lépp lu mu bëgg mën na ko def ñu dem ci jamono bi nga xam ne dafay gën a métti nga xam ne jàng rek sax doyatul mais il faut être excellent donc loolu nag xale bu ci jàngul fu mu jëm waaw chaque fois bu jékki-jékkee xale yi dem ci géej gi ñuy wax mais responsabilité lépp du état suñu responsabilité da cee nekk parce que xale bi soo ko préparé ni nga ko war a préparé mu dem ba am yenn âge yi nga bëgg koo sas fu mu koy jëlee parce que il n'est pas prêt donc loolu laa bëggoon dolliwaat di ko ñaaxaat jigéen ñëpp nañu gën a téye suñu njaboot nañ leen toog di waxtaan ak xale yi nañ gën a yar xale yi xam ne xale yi ëllëg si biir suñu dëkk ñoom ñoo ko mën a yor maa ngi santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di ñaan yàlla na yàlla def tawfiq fii ci Cité Lamy yàlla na fi yàlla dolli sutura yàlla na xéewal yi yokku lépp loo xam def nañ fi ko yàlla na ko yàlla sotti def ay yiw yu bëree bëri sotti ko ci waa Cité Lamy yëpp jaay sa dugub jërëjëf.